ci ligne bi suñu invité d'honneur ñu gën ko xam ci monsieur Lo plutôt Cheikh Lo du professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk ci département chimie dinañu ko tojal dinañ jox présentation bi ci kaw loolu je rends l'antenne à la rédaction au rédacteur en chef monsieur Bara Konaté bonsoir monsieur Konaté. Bonsoir monsieur le directeur Ousmane maa ngi lay nuyu di la ziar. Bonsoir monsieur Lo depuis Sénégal. Bonsoir. ñu ngi lay ziar bu baax monsieur Lo. ñu ngi delloo ziar macha allah alhamdulilah. Je rappelle que yaa ngi wax ak ñun depuis Sénégal que vous êtes professeur aux universités Cheikh Anta Diop de Dakar si je ne me trompe pas. Je vous laisse avec le rédacteur en chef monsieur Konaté il se nomme Bara. Bara l'antenne est à vous s'il vous plaît. Merci beaucoup monsieur Ousmane maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sama invité bi monsieur Cheikh Lo à l'université Cheikh Anta Diop dans le département de la chimie dama jëmul. waaye maa dugg rek ci émission bi Ousmane dama lay remercier vraiment maa ngi doon suivre la première partie bi nga xam ne yaa ngi ko àndoon nag monsieur Wade ñu koy wax direct DJ Prince. Merci beaucoup mu nekk émission boo xam ne wax dëgg yàlla teewlu naa ko bu baax a baax te xam naa ne mbokk auditeurs yëpp aussi teewlu nañ ko. ñu ma jëlee ci ñaari yoo xam ne rek ci conclusion yi laa koy tiré rek. moom mooy loo xam ne moom def na ko ci ñun mooy ñaaxaat ñu lutte ak bàyyi xel nga xam ne ñu koy bàyyi xel Sénégal. mu nekk loo xam ne vraiment ñun dañ koy rafetlu. waaw te nekk na aussi noté naa ci aussi beneen affaire boo xam ne aspect boo xam ne laa jëm léegi moom mooy am njàngale. mooy dalal bi ñu ko dalal tey xam naa ci amoon nga ci émotion aussi. parce que dalal sa sëriñ yombut. waaye day wane na rek déjà fa mu la tegoon rek yow àgg nga fa ba tey jii mooy résultat bi. merci beaucoup. tey nag ma am sama invité ñu koy wax monsieur Cheikh Lo professeur physique chimie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. bu nekk tey moom laa bëgg a dalal ci ñaan rek dañ ciy wax tey jii rek incha allah yàlla def na mbooloo mi dinañ ci gis seen bopp monsieur Cheikh Lo man maa ngi lay dalal di la wax. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ñoo ngi nuyu mbokki waa DMG yëpp rajo ak ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan à travers ci application bi ci Play Store bi ak ñi nga xam ne ñu ngi jaar seen lien bi à travers donc Facebook. ak ñi nga xam ne ñu ngi déglu ci rajo bi yëpp rek ñi leen di nuyu di leen dalal di wax ne am nañu mbégte partagé ak yéen plateau bi ngir échanger ci point am solo yi nga xam ne ñu ngi ñu xaar. incha allah waaw monsieur Cheikh Lo comme par exemple tey jii maanaam dañ ne comme ni ko Ousmane ni ma ko waxee ci Ousmane rek maanaam am njàng moom yàlla ñëpp dana xam ne dafa am lu ñu ci laaj mooy aboutissement bi mooy njëriñ li moom mooy actuellement ni tey li Ousmane def ak sëriñam. waaw ma la doon laaj tey vous êtes un professeur de physique chimie mais nag say jaar-jaar pour nga àgg foofu lan la fan nga jaar pour nekk un professeur surtout nag à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. waaw d'accord xam naa sëñ bi li may wax foofu rek mooy xam nga ñun ñi ngi def suñuy tànk yu njëkk fële ci dëkk bi ñuy wax Ndand Fall. ginnaaw bi ñu nekkee doomu Ndaam Ndand la ñuy jàngee fa la ñuy defee suñu école primaire. ginnaaw bi ñu amee certificat la ñuy yóbbu dëkk bi ñuy wax Kébémer yaakaar naa ñu bari bind nañ ko. foofu la ñu defee suñu lycée donc fa la ñu defee de 6e à la terminale donc après bi ñu amee suñu baccalauréat ci la ñu orienté université Cheikh Anta Diop bi ñu ñëw université Cheikh Anta Diop ñu ngi ñu orienté woon département sciences naturelles donc département sciences naturelles fa la ñu amee suñu licence fa la ñu amee aussi diplôme de maîtrise par la suite nag ci la ñu continuer suñu étude de 3e cycle ci département biochimie kon li may leeral foofu mooy département sciences naturelles lañ commencé mais après maîtrise dañuy doog a ñëw def suñu 3e cycle département de biochimie parce que c'était possible à l'époque foofu la ñu continuer léegi suñu 3e cycle ba tax finalement léegi foofu la ñu continuer fii di fay jàngale ci département de chimie boobu noonu. kon ci ab tënk loolu mooy. mu mel ne kon chimie bi ak sciences naturelles bi kon soriwut ci njàngam Sénégal dafa mel lu mu ko xaw a généraliser. non xam nga boo waxee sciences naturelles muy science de la vie et de la terre. te ku wax dunduk doomu aadama da nga xam ne kon nit mënut a comprendre la biologie que ça soit la biologie animale biologie végétale et la géologie nit mënu ko comprendre lu dul ne moom dafa nekk nit koo xam ne dafay xarañ en chimie. ba moo tax branche boobu di chimie dafa nekkoon lu amoon solo ci suñu cursus bi ñu nekkee département sciences naturelles. ba moo tax bi ñu paree ci option yi ñu joxoon pour ñu continuer suñu 3e cycle dañuy waxoon ne ku mu neex mën nga continuer en biologie proprement dit mais ku bëgg a dem chimie aussi tu avais la possibilité de continuer bien vrai que choix boobu ñu bari defuñu ko woon mais man bokkoon naa ci ñi tenté woon def continuer en chimie parce que comme j'avais un très bon niveau là-dessus ci laa continuer ba suñu borom taala surtout daal ma ci département boobu ñu département chimie tey jii aujourd'hui. léegi nga génn nekk un professeur. léegi pour nga xam ne yow da nga commencé directement rek à l'université Cheikh Anta Diop wala am nga yeneen école yoo jaar. waaw man nag suñu borom suturaal na ma ci côté boobu
département chimie ba ma fa tàmbalee suñu borom dimbali na ma foofu laa njëkk a tàmbali continuer ko peut-être bi may def sama 3e cycle maa ngi doon yëngu ci privé bi en même temps c'est-à-dire am na école privée yoo xam ne doon naa fa yëngu en même temps bi ma demee ba sama emploi du temps tàmbalee wàññeeku mais à part ça engagé ma woon feneen foofu laa mujjee continuer ci département chimie boobu noonu. waaw léegi am na léegi lu ma la bëgg a laaj loo xam ne bala maa dugg ci diggante élèves yi ak njàng mi nga xam ne tey ñoo nekk ci université Cheikh Anta Diop ak mbas mi. maanaam la physique chimie dañ koy tudd lu bëri mais dafa mel ni bëri ñu xamuñu ko am na ñu koy jaawle sax ak mathématique. mu ñu bëggoon nga indi ci ay leer rek pour ñu baaxee ko nit ñu xool ba xam daal. waaw xam nga physique chimie ak mathématique dañoo am ay rapport parce que département boobu ma njëkkee ci département central ba ci département chimie kenn mënu def études yooyu lu da nga am un bon niveau aussi en mathématique loolu tamit ñu bàyyi ko xel. parce que boo ñëwee département chimie aussi li ngay def chimie boo koy def tu fais des calculs. te calcul yooyu noonu donc dafay lié à des fonctions mathématiques donc nit ki faaw mu nekk un élève scientifique pour mu mën ko def. mais la chimie nekkul mathématique proprement dit mais dafay lié à tout ce qui est solution bu ma waxee solution mooy lépp lu jëm ci ndox proprement dit lu ndoxee laa bëgg a wax. ak composants yi cay nekk na la ñuy def ba xam mélanger ci biir daf ñu yitteel. bu ñu waxee physique nag day nekk en rapport avec tout ce qui est en rapport avec la matière bu ma waxee matière mooy li nga xam ne si lu palpable loo xam ne mën nañ ko téye ak bépp mouvement bu muy def ak yëngu yu muy def yu nekk rek loolu dafay relier ak à la physique. tout ce qui est gaz aussi nga xam ne ngelaw la proprement dit kooku ñu dafay nekk rapport bi nga xam ne si daf ciy bokk yooyu yëpp nag boo ko boolee mooy études yi nga xam ne si moom la ñuy def en physique et en chimie nga xam ne si dans le domaine du visible ak dans le domaine de l'invisible lépp dafay bokk ci biir tamit parce que bu ñu duggee ba ci biir matière la ci biir ñu di ko wax éléments yooyu nga xam ne si mooy atome ak électron yi ci biir yëpp yooyu tamit dañu koy étudier waale en même temps. waaw léegi maanaam alors àggaleel. donc ci tënk yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne si ci biir domaine boobu nga xam ne si moom ngay laaj dañ ko ci étudier waale. léegi est-ce que maanaam matière boobu am na doole Sénégal ndax maanaam nit ñi ñu ngi ci liggéey di ci bay seen waar wala maanaam dafa nekk liggéey boo xam ne dafa bokk matière boo xam ne du moins dafa nekk loo xam ne dañ koy jàng rek parce que dafa bokk ci programme éducatif sénégalais. waaw physique chimie day am na jeexital lool ci li nga xam ne si mooy liggéey tey Sénégal. parce que bu la neexee nga ne kii def biologie ci boppam kuy yëngutu ci wàllu biologie te bu ma waxee biologie mooy kuy yëngutu ci lépp lu jëm ci wàllu dund nga xam ne man daanaka loolu ci laa njëkk a gën a xarañ sax parce que ñeenti at njëkk yi ci laa ko def kenn mënu ko def lu dul da nga am un bon niveau en physique chimie kon kuy def bi koo dégg mën na la biologiste la wala médecin la ku ma di doon na la leer ne kooku ci njàngam utiliser na ci physique chimie surtout nag la chimie proprement dit bu fekkee da nga dugg nag ci domaine ingénieur la mën nañ ne ingénieur boo bëgg a nekk ba tey jii mu nekk ingénieur en génie civil wala nga nekk ingénieur mécanique wala ingénieur bu mu mën doon ci domaine yooyu industrie alimentaire wala nga bëgg a def biologie proprement dit yooyu yëpp mënuloo ko def lu dul da nga am un bon niveau en physique chimie kon moom dafa nekk loo xam ne dafa nekk matière de base boo xam ne dafa nekk polyvalent boo xam ne matière yooyu yëpp kenn mënu ci yëngutu lu dul ne da nga nekk donc da nga am un bon niveau en physique chimie même ku bëggoon def wàllu aviation wala lu jëm ci wàllu domaine maritime wala pêche wala bu mu ci mën di doon yooyu yëpp da ngay obligé da ngay soxla matière boobu noonu matière de base ba tax na fii ci njàngom Sénégal dès le bas âge à partir de la classe de 4e ci lañ koy instauré ci programme bi nga xam ne élève bi buy am bac day fekk mu am ci un bon niveau boo xam ne si fu mu mën di jëm ci branche yooyu rek da koy mën di jëfandikoo di ko utiliser en même temps. léegi ñu nekk ci benn phase boo xam ne mooy mbas mi nga xam ne tey jii moom moo nekk Sénégal. élèves yi dafa mel ne temps yi jàngatuñu wala jàngatuñu defuñu cours comme ni daa demee di toog ci saal di ko jàng. léegi ma lay laaj ndax yéen seen taxawaay nu mu demee noonu ak nu ngeen koy organiser njàng moom ak vis-à-vis ak élèves jamono ji ñuy wax. waaw mbas mi nga xam ne mooy feebar bi ñu dégg ci jamono ji muy coronavirus. wax dëgg yàlla li ñu mën a wax mooy bett nañu fii ci Sénégal ci ni mu ñëwee ci suñu système éducatif. parce que suñu borom suturaal nañu bi ñu tàmbalee année scolaire bi ren amuloon benn perturbation mën naa ne li ñu daan faral di dégg mooy ay grève jëm ci wàllu étudiants yi wala professeur wala nangam yëpp amuloon donc année scolaire bi mi ngi doon déroulé normalement au niveau de l'université ñi ngi doon waajal di jeexal suñu premier semestre di entamé deuxième semestre bi subitement la ñu xëy benn week-end boo xam ne si on s'était pas attendu parce que def nañu cours le vendredi ba pare samedi ñu def cours ba pare le soir du 14 mars la ñu jékki-jékki rek ñu jox ñu benn communiqué xamal ñu ne ñu dañu war a arrêter cours yi en ce moment là mi ngi fekkoon ñu desee une semaine de cours pour dugg ci fête yi nga xam ne si moo nekkoon fête Pâques
ñu amoon yaakaar ci ne bu ñu jeexalee semaine boobu noonu dugg ci fête Pâques muy 2 semaines bu ñuy jeexal dana fekk ñu mën a retrouver waat ñëw sans problème dans ce cas benn semaine képp lañ doon perdre mais ci loolu la ñu continuer ba léegi gis ngeen ni ñu koy prolonger ñu dolliwaat ñu 1 mois boo xam ne ñu ngi jëm vers le 4 wala le 3 du mois à venir ci loolu la ñu ñëw mu nekk perturbation boo xam ne xaaruñu ko woon donc ci suñu année scolaire léegi nag ci biir loolu comme bett nañu réaménagement yi ñu doon yaakaar di ko jéem mën di def mooy jéem di travailler en ligne ak étudiants yi su fekkee mën na nekk waaye loolu à notre niveau ici sur le plan local dañu gis ne bëri na ay contraintes yoo xam si am na ci bu fekkee dans le privé man partie bi ma ci amoon doon ci yëngatu am nañ ci possibilité jéem a sànni yenn ci ay étudiants yoo xam ne mën nañ leen defal ay cours en ligne mais loolu day fekk mu nekk nga am fa benn effectif minime boo xam ne si ñooñu bari wuñu en plus mu nekk ñoo xam ne ci ville yi ñuy dund ci boppam amuñu problème connexion internet et tout nga mën def lu mel noonu bu fekkee au niveau de l'université engagement boobu mënuñu ko jël ci cours yi parce que li ko waral mooy ñenn ñi ñibbi nañu dans les régions ñenn ñi fa ñu nekk problème connexion am na fa déjà ñenn ci étudiants yi problème machine sax wala téléphone bu baax mën nañu am jafe-jafe boobu noonu de ce fait professeur bi du am engagement benn yoon ne mën na def cours bi en ligne parce que boobaa absence ci boppam dafa répercuté ci moom ba moo tax mën naa ne tey au niveau de l'université Cheikh Anta Diop proprement dit tey mën na la ñi ngi def ay cours en ligne de façon globale su ma la ko waxee mooy ci gàttal amagul li ñuy xaarandi daal mooy mbas mi fii ak muy jeex ñu xool ba xam suñu scolaire ñaata la ñu am comme perte ñu xool gab boobu nan lañ koy jéem a réaménager foofu lañ toll. waaw mais loolu kon est-ce que du andi perturbation ci année scolaire bi ndax du dee xale yi nekkatuñ fu ñu war leen a jàngal te année scolaire bi doy xool maanaam nekkul année blanche boo xam ne dañ ko déclarer effectivement waaye loo xam ne mbas mi moo ko fi indi professeurs yi bëgg nañu jàngale mais nag vidéo conférence yi ñu bëgg a def maanaam daf mel ne mënul nekk parce que premièrement connexion bi ngay wax ne amu ci wala matériel bi nga xam ne moom lañ fa war a teg pour ñu def ko aussi amu fa xale yi aussi ñoom kenn gisatu leen doy xool mais kon université Cheikh Anta Diop jamono yi moom ban ambiance moo fa war a mën a nekk nii jamono ji. waaw ci gàttal yaakaar naa bu fekkee yéen a ngi doon suivre sax même ci réseaux sociaux yooyu dégg ngeen ko bi ñu décrété rek ne dañuy arrêté mbir yi li ñu njëkk a exiger mooy étudiants yi nañu génn université bi parce que ku ne xam na ne feebar bi regroupement dafa bokk ci li nga xam ne dafay faciliter propagation te université Cheikh Anta Diop ku ko wax milieu boo xam ne ñoom ñooy lekkandoo ñooy fanaanandoo ñooy nekkandoo ci campus et tout suñu borom suturaal nañu sax la ñuy wax bañ ko teelee arrêté ba dégguñu fa benn cas laata étudiants yi di dem donc en ce moment ñun suñu seul souci moo doon nan la ñuy fexe ba étudiants yi génn université bi dem le plus rapidement possible le plus rapidement ci week-end bi ñu génnee ñoom ñëpp dellu nañ ci seen i famille donc université là je vous parle boo fa dikkee da nga xam ne kon maanaam kenn nekku fa luy nuru ci mbirum jàng wala étudiant wala professeur moom doo ko gis ak université là je vous parle donc kenn nekku fa li ñu mënoon xalaat mooy recours boobu noonu travailler en ligne te d'après li ma expliqué boo dégloo di nga xam ne donc loolu pour le moment demul donc université moom ñi ngi xaar en attendant mbir yi jeex ñu xool nan la ñuy reprendre mais ci côté boobu moom amul benn ambiance boo xam ne si am na fa là je vous parle. waaw léegi mais kon loolu est-ce que du nekk loo xam ne tey jii duñ demee ba validé war a validé xale bi nga xam ne moom mooy jàng à l'université yéen nan ngeen koy mën a comme defal promotion ndax xale boo xam ne gisoo ko am leen i pour yi ngeen def te année bi mën naa am danañ ko valider aussi yéen lan ngeen jàpp pour man moom ngeen war a mën a def actuellement nii bu ëllëg si biir tey jii xale bi dana mën a rattraper pour yi nga xam ne yëpp moom la wala sinon duñ demee ba ci cëppaandoog ko nga xam ne tey jii en général Sénégal du ñuy wax mois de juillet plus tard moom fa lay école bi tëjee ndax xale bi est-ce que da ngeen ko mën a permettre ñu valider ko pour mu dem à la classe supérieure comme ni ñu koy waxee. waaw xam nga ak système bi ñu doxee léegi dafa am vraiment ay créneaux horaires yoo xam ne si faw nit ki matal ko ci njàngam ñu doog a mën wax ne valider na scolaire bi ci loolu la ñuy dox. donc unité de valeur yi xam ne si commencé woon nañ ko yiñ ci parité war a def examen yi il faut ñu def examen yi bu ñu commencé deuxième semestre aussi dafa am waxtu yoo xam ne si moom lay laaj pour xale bi jàng ko ñu doog a mën a wax ne valider na deuxième semestre am. C'est vrai que ici au Sénégal am na fi ay perturbations yoo xam ne si parfois ça a duré 2 mois wala plus sax parfois mais dañ doon parvenir à rattraper ko ci année scolaire bi ndax dañ ko doon jéem di prolonger à chaque fois. ñii jege université Anta Diop dañuy dem ba finalement dañu doon wax ne est-ce que université bi jamono ji mi ngi tëjati ndax yaakaar naa depuis bi ñu defee alternance muy bi 2012 bi ñu changé suñu président bi ñëw année boobu la ñu perdre lu mat 5 mois durant l'année scolaire. mais terewul ce qu'on avait fait mooy dañu prolonger woon ay cours dem ba mois d'août. vers le mois de septembre ñu doog a arrêté 1 mois de repos ñu ñëwaat commencé le mois d'octobre continuer année scolaire bi jéem ko prolongé ba mois de décembre ñu doog a commencé année bu bees loolu c'est des perturbations yoo xam ne dund nañu ko fii à l'université nga xam ne gap boobu ñu perdre woon yenn ci ay faculté fu ci mel ne par exemple boo demee tey fu mel ne faculté des sciences économiques wala faculté de droit gap boobu ñu perdre woon depuis 2012 ba léegi ñu ngi nekk di ko rattraper mais dafay des ba léegi
nga xam ne dafa dem ba année scolaire dañuy duggante nga xam ne da nga dem ba léegi boo dee université da ngay gis koo xam ne day ñëw mois d'octobre war a ubbi mu ne la maa ngi mottali ay modules yu daaw wala maa ngi def examen boo xam ne c'est l'année dernière la donc ñun faculté des sciences et techniques nga xam ne tey suñu borom dimbil nañu bañ amaatoon ci créneau normal di def suñu premier semestre normal deuxième semestre normal ñu pare suñu cours reprendre at tey jii nag ñi ngi tàmbali tiit di xalaat ne est-ce que loolu ñu daloon ci 2012 nga nekkul moo war a ñëwaat c'est-à-dire à ce que deuxième semestre bi ñu waroon def ñu prolonger ko ba mu dugg ci année scolaire déwén bi vers le mois de décembre janvier ñu doog a mën a reprendre encore une nouvelle année mais yooyu yëpp nag ay questions la yoo xam ne si la réponse pour mu leer il faut ñu xam ñaata mois lañ nar a perdre dëgg ak bis bu mbir mi di jeex ban niveau la ñuy fekk ñu doog a mën a reprendre. waaw loolu moom lu leer nañ la waaye comme par exemple yow professeur physique chimie biologie aussi biologie comme ni nga ko waxee léegi nii. mu nekk loo xam ne tey jii mënu leen jàpp ci temps bi kañ ngeen war a commencer. waaye nag teewul yéen am ngeen droit aussi di exercer seen métier comme lu toll lu mel ne mbas mi actuellement nii nga xam ne tey jii dañu koy wax wàllu santé waaye nag dooy xool chimie comme ni nga ko waxee ci départ ba soriwut santé aussi ndax yéen mënuñu la woon jël jamono ji jëm leen a boole sollicitation yi nga xam ne tey dana leen mën a boole ngeen mën a ànd ak les médecins xeex mbas mi waaw xam nga ñun ci suñu domaine en biologie comme je le dis yaakaar naa nit ki bu jëlee engagement rek ne dafa bokk ci ñi joxe xam-xam yamul ci toog ci benn amphithéâtre di joxe rek di wax wala nga ñëw rek ci benn salle de classe wax nga étudiant continuer dem mais nit ki dafa war a nekk koo xam ne si dafay utile dans le milieu ci saa su nekk buñ ko yittuwoo ci côté bu mën di nekk noonu nga ko waxee suñu domaine de compétence dafa war di mën di ñëw ci fànn bu nekk moi qui vous parle tey ji maa ngi ñëw di wax ak yow fii tey par exemple à la rajo la ñu nekk mais j'ai fait de la communication ci feebar bi depuis ba mu tàmbalee ba léegi dans plusieurs radios de la place ak ay télévision ndax lan loolu suñu contribution la ndax am na luñ ci xam étant un biologiste donc war nañu mën a jouer ci prévention bi ñi nga xam ne am nañu ay domaine de compétence ci yeneen domaine mooy mën nañ def yenn analyse chimique yi wala nangam ci côté donc comme noonu nga ko waxee mbir la moo xam ne si kenn ku nekk ci domaine ba nga xam ne si mën nga ko ci jàpp waroo ci xaar mais da nga ci war a jàpp am na ci ñoo xam ne tey jii wàcce nañu ba dem dans les milieux collectivités locales ci dëkk yi ñu dëkkoon wala nangam ña nga fay jéem a contribuer à leur manière pour jéem a xool nan la ñuy jouer ci sensibilisation bi ak ci ban effet bi nga xam ne mën nañu ko apporter donc loolu nga wax noonu je suis parfaitement d'accord kenn ku nekk fa nga ci mën a yëngu nga jàppale mbir mi mu dem waruloo toog seetaan ne man dama doon jàngale rek naa toog warul demee noonu mais kenn ku nekk fa nga war a mën a yëngu ci domaine de compétence yi nga am war nga ko mën a indi pour réew mi waaw mais comme du ma la déggee dafa mel ne kon maanaam l'État wala ministère yi nga xam ne ñoom ñoo yor loolu ñoom ba léegi solution wul leen waaye yéen a koy def rek comme volontariat waaw loolu nag dafay xaw a des ci côté boobu noonu yaakaar naa boo gisee sax yaakaar naa yéen a ngi di gis ay étudiants yoo xam ne ñi ngi nekkoon donc en médecine wala yu mel noonu ñi ak ay étudiants yu nekkoon en physique chimie ñi ngi leen doon wax à ce que ñu jéem a defar ay produits chimiques yoo xam ne si yooyu ay détergents lay doon yoo xam ne si alcool bi dañ ko mën utiliser pour raxas loxo yeeg nangam et tout yéen a ngi fi dégg étudiants yu nekk polytechnique ñoo xam ne defar nañu benn donc appareil respirateur te yooyu yëpp bu ngeen ko xoolee ba ci biir dafa mel ne ñoom ñooy defar ñëw proposer état bi mais état bi sollicité wu leen ci côté boobu donc au niveau de l'université bi li ci ëpp côté boobu inertie boobu la ñuy sentir léeg-léeg nga gis koo xam ne daal ñoom ñooy yëgal seen bopp ne war nañ def ñu dem ba ci même étudiants yi nekk en médecine nga xam ne tey jii kenn war leen woon bàyyi ñu tëdd nelaw ci côté boobu ñoom ñoo engagé wul seen bopp ne ñoom dañu bëgg a dugg ci guerre bi jéem a xool nan lañ ci mën jàppee pour xool nan la ñuy duggee ci mbir mi mais nekkul état proprement dit moom moo leen xëccoon tàll leen loxo comme noonu nga ko waxee effectivement parce que jamono yooyu paase ñu ngi doon dégg ne comme lu ci mel ne université bu nekk Ziguinchor ak du ma jumul bu nekk Saint-Louis wala à Dakar ñu ngi doon def ay production yoo xam ne le gel bi ak politique bi nga tudd noonu mu nekk loo xam ne dañ koy ref te xam naa ne lu baax la ci dëkk boo xam ne tey ji soo xoolee amuñu ay usines yoo xam ne dañuy defar mbir moomu mais nag étudiants yi wala sinon l'université d'une manière générale bu tee jàpp mais comme yow mi nga xam ne tey jii c'est un professeur de cette matière ndax produit yi ñuy defar Sénégal tey ci jàpp nga ne produit yu baax la wala ak sinon tey doo doon joxe ay prévention comme mel na tey maanaam gel bu ñu ngi koy jëfandikoo ak madaar yi est-ce que loolu nekk ne loo xam ne lu efficace la aussi pour faire face à la maladie waaw xam nga produit yi moom vraiment c'est pas du tout compliqué pour defar ko sax peut-être xanaa da nga naan ñu am jafe-jafe usine wala étudiants yi seen bopp banque ay matukaay nga xam ne bi ñu doon defar sax boo xoolee ñoom ñoo doon utiliser seen moyen du bord pour defar ko mais produit bi jafewul a defar bu fekkoon am nañu disposition yi comme il le faut mais noonu nga ko waxee dañu xaw a retard sur le plan industriel ci côté boobu ba tax produit yi gën a simple sax parfois léegi dañu koy jéggaani alors que en réalité loolu waroon nañ ko mën di defar sans ñu ci dépenser yooyu yëpp ñu def
produit bi efficacité comme noonu nga ko waxee bon on sait très bien que virus bi ci boppam ñu di ko wax coronavirus moom dafa am une membrane boo xam ne dañ ko tuddee une membrane lipidique maanaam membrane bi nga xam ne moo koy protégé membrane lipidique la te la majeure partie des cellules wala virus yi xam ne ñu am membrane lipidique ñoom bu ñu nekkee en contact avec de l'alcool rek alcool bi dafa leen di éclater kon loolu moo tax détergent alcoolique yi moom képp koo xam si am nga ko rek soo ko utiliser mu nekk en contact nga frotter ko bu baax ci sa loxo bu ko fa fekkee bu fa yàggee tuuti ak moom rek bu fa nekkoon daf koy éliminer parce que daf koy éclater moo tax nga dégg ñuy préconiser gel alcoolique yi ci feebar bii donc efficacité moom c'est quelque chose qui est prouvé boo xam ne si ku koy jëfandikoo mën na koo éliminer liñ ciy wax rek mooy ci ko raxasoo parce que dafa nekk ci milieu de travail ba mënugul utiliser savon pour wàcce ko na bàyyi xel ne tamit parfois dafay coller microbe bi ci loxom bis bu demee ba war a lekk avant muy lekk na utiliser savon raxas ko ba mu wàcc d'abord muy doog a utiliser loxom pour mën lekk mais bu mu ne rek utiliser woon naa gel détergent bi proprement dit donc le microbe a été tué proprement dit mën naa lekk parce que moom tamit dafa am une phase de résistance boo xam ne si bu durée bi yàggul parfois mën na jéem a bañ lu ngir bañ a deeti loolu ñu bàyyi waale ko xel Bara man bëggoon naa nga may ma benn question rek s'il vous plaît maanaam ma laajte professeur maanaam sama réew mu ma dëkk comme Kaolack sama rakk sama xarit dama gis ñuy takk ay masque yoo xamante ni tailleur moo koy ñëw te feebar bi dafa am masque yoo xamante dañ ni moom la ñu war a takk en tant que professeur physique chimie ndax masque boobu mënal na dara ki kay takk ndax du ko indi gàllankoor wala tamit nekk na loo xamante tamit moom mun na ko utiliser parce que bu loolu léegi la ñëw sama xel ma ne heureusement ba nga fi toogee pour ma laaj la ko sama rakk mi ngi koy takk sama xarit mi ngi koy takk ñii maanaam tailleur bi mooy jël morceau xam nga je ne sais pas ban genre morceau la di ko ñëw ay masque est-ce que loolu tamit nekk na loo xamante ne mën na dal ci feebar bi waaw lu am solo nga laaj ci jëm ci wàllu masque yi yaakaar naa maa ngi ko doon wax ci sensibilisation bi di wax ne waroon nañu exiger Sénégalais yi depuis le début laa waxoon ne waroon nañu fexe ba képp kuy génn këram di dem ci foo xam ne si génn na ci biti rek na takk masque doo ko génn xañ na bu ngeen déggee ñi ngi signé décret boo xam ne ñi ngi ko war a tàmbali à partir de lundi te biñ ko waxee tamit yaakaar naa ñi ngi ko jëmale ci yenn milieux yi regroupement marché yi wala yenn milieux professionnels yi ñuy liggéey la ñu wax waaye man j'aurais même préféré à ce que ñu wax ne fépp fu nit di génne këram rek dem ci biti na fexe ba na koy takk masque bi même à l'intérieur de la maison si vous ne pouvez pas respecter la distance mooy maanaam mun leen bañ di jegeyoo masque bi warul denc ci yéen parce que masque bi ku ne xam na ne moo lay protéger mooy protéger ki la jàkkaar loolu tamit parce que feebar boo xam ne si dafa am une période d'incubation dafay dund ci nit ki te du développer benn signe mu ne ci moom te période boobu day nekk quelqu'un boo xam ne mën na ko wàll keneen ak keneen kon li gën mooy li ne ci moom mu fexe ba bañ ko jox keneen te masque dafa bokk ci élément de protection yi te yaakaar naa dëkk bi yéen a ngi dégg cas communautaire ni muy gën di yokkee mooy ñi koy am taxam ñu fu ñu ko jëlee te ñooñu ñëpp mooy ñan mooy ki ma jàkkaarloo la yaakaar ne dara jotu ko fekk ne microbe bi mi ngi ci moom te man xaw ma ko donc port de masque bi on est parfaitement d'accord là-dessus man dama la wax ne sax denrée yi ñuy séddale port de masque moo ko waroon a gën a nekk farata d'abord parce que nit ki jox ko lu muy lekk c'est beau bien beau mais freiner maladie bi loolu moom dara jiitu ko ci te ñun xam nga ne am nañu ay jafe-jafe ci défiance ci pour def donc un confinement total ba tax booba léegi ñi ngi def pas par pas di jëm di hésiter donc loolu bokk na ci maintenant question bi nga laaj muy jëm ci masque bi proprement dit ak norme yi ñu war di respecter lu am solo lu mat a laaj mooy que ne masque bi bu ñu koy defar du n'importe quel tissu la ñuy jël di ko defaree masque loolu il faut mu leer parce que gis nga tissu yi ñu ñaw mooy maanaam da nga defar vax wala je sais pas basin wala dara yooyu ay fil la yu ñu boole dañ ko ràbb dañ ko ñaw ci gàttal li gën ci masque mooy mu nekk benn tissu boo xam ne kenn ñaw ko boo déggee ma tissu kenn ñaw ko mooy bu la neexee nga jël mouchoir à jeter nga tàllal ko soo tàllalee mouchoir à jeter di nga gis ne gisoo ci benn fil bu taqaloo ak beneen bi mais c'est un tissu boo xam ne continu xaw ma ndax bàyyi jàpp nga bu baax li may wax. non dëgg la effectivement tissu continu boobu noonu mooy tissu bi nga xam ne moom la ñu war a jël di ko defaree masque comme par exemple boo jëloon lu mel ne tey par exemple genre ruban yi boo xoolee ni mu mel genre tissu continu bu mel noonu mooy tissu bi ñuy defaree masque en plus masque bu ñu ko defaree dañ koy tester mooy maanaam on doit souffler de l'air depuis l'extérieur xool ba xam dina ko traverser wala du ko traverser. À chaque fois que mu am ay mailles mooy maanaam ay espace yu am entre les fils da la leer ne microbe bi parce que microbe bi il faut ñu préciser il est 1000 fois plus petit que le millimètre moo gën tuuti sax boo jëloon 1 millimètre nga diviser ko 1000 fois le microbe bi moo gën tuuti kon fu ngelaw li mën jàll pour dugg ci biir rek na la leer ne microbe boobu boobaa dina am possibilité pour traverser ko donc tissu yu mel noonu bu ñu ko jëlee nekkul ne tissu boobu moom moo war a nekk tissu bi war a nekk masque bi. En plus de cela masque bu ñu ko defaree à l'industrie ba pare dañ koy pasteuriser
li ma bëgg a foofu mooy dañ koy jaarale ci benn milieu boo xam ne si ce sera une température assez élevée pour mu rey lépp lu ci nekkoon ci microbe nga di ko doog a mën di jël def ko ci paquet te ki koy def ci paquet soit day takk gant wala ñu def ci loxo yi loo xam ne si lii dina fexe ba du am benn microbe mu doog jël di ko mën def ci paquet bi mu nekk pour que nit ki kenn bañ ko laal. loolu c'est diamétralement opposé ak tailleur bi nga xam ne si loxoom lay jëfandikoo mi ngi tiim tissu bi. di ko ñaw ci loxoom bu paree sa parfois da nga gis ne dañuy ñëw di natt masque yi. da ngay ñëw naka sa bopp ne la jotal wala jotal bu jotal nga ñëw teg feneen donc maanaam masque bi ci boppam il est en contact avec plusieurs individus avant muy dem ci nit ki kon loolu ça veut dire que ne microbe bi mën na ci nekk ndax microbe bi mbir la moo xam si kenn mënu ko gis donc yooyu ay mbir la yoo xam si war nañ ko bàyyi wax xel bu baax a baax ci suñu réew. kon professeur maanaam ci wàllu comportement maanaam suñ ko gënee natt ba tey des na si kaw loolu dama seetaan ay maanaam ñi nga xam ñoo war a jàngale média yi ay média du ma tudd turu média parce que man damay suivre ay débat mais da ngay gis plateau bi ñu jël ay masque te masque lan la pour c'est à porter mais dafa mel ni léegi masque bi par maanaam lien de luxe lañ ko def jël masque bi wàccee ko ci sa gémmiñ tag ko ci sa baat ba pare nekk groupe toog ci biir plateau di waxtaan en tant que professeur est-ce que loolu nekk na lu rafet parce que yaa ngi wax lu am solo loo parce que yàggul dara du ma tudd organe de presse bi man di seetaan parce que su fekkoon takkoo ko man mun naa d'accord mais yéen a ngi jàngale àdduna jël masque yéen ñëpp ngeen nekk ay maanaam ñaata nit ci biir studio ngeen jël masque bi au lieu ngeen takku leen ko ngeen wàcce ko seen baat mais à quoi ça sert très bien poser des questions bu am solo boo xam ne maa ngi koy wax dans la communication di ko wax ñu bari di ko dégg gis nga masque bi damay wax mu leer ñu dégg ko gis nga masque bi jamono ji nga koy takk boo koy takk cordon biñ ci def nga xam ne moom ngay jël di ko def ci sa nopp wala moom ngay wërale sa bopp foofu nga war a laal sa loxo yow. maanaam sa loxo waroo ko laal directement ci masque bi sax proprement dit première condition. moment bi nga ko laalee foofu noonu ci nga ko jàpp ba teg ko ci sa nopp ba pare da nga ko war a indi directement mu laal sa bakkan ak fi war sa gémmiñ foofu nga koy teg. partie intérieure bi muy partie bi nga xam ne moo war a féeti biir ci biir loolu na nga fexe ba sa loxo ci boppam bu mu ko laal. moment bi nga ko takkee ba pare masque bi dafa am condition bu war a respecté mooy nit ki war na ci mën di noyyi donc de façon aisée ba nga xam ne dina tax loxoom du faral di dem ci masque bi lu bari tamit parce que boo xisee génn ci biti sa loxo mi ngi nekk en contact ak le milieu extérieur bu fekkee sa loxo mi ngi laal yenn yi de temps en temps nga dugal ko nga delloo ko ci masque bi pour xëcc fii laal fee bu microbe nekkoon sa loxo sax yow yaa ngi koy dugal ci biir masque bi tamit ñu bàyyi ko xel léegi yow partie bi nga tegoon masque bi mooy ci sa gémmiñ ak sa bakkan nga ko tegoon yaa ngi doon dox yaa ngi woon ci biir oto wala yaa ngi woon ci marché wala yaa ngi woon fenn nga egg ci bërëb liggéeyukaay wala fenn nga ne yow da ngay jël masque bi wàcce ko est-ce que xam nga ne yow partie bi ngay wàcce masque bi di ko fi teg partie boobu c'était une partie qui était exposée à l'extérieur muy li jàpp ci sa sikkim jàpp sa baat foofu nga koy wàccee foofu li ngay dox ci mbedd mi yëpp moom il était en contact avec le milieu extérieur nga jël masque bi wàcce ko foofu kon mooy même bu fekkoon microbe tax na foofu sax yow moment bi nga ko fay bàyyi avant nga koy ajaat microbe boobu mu jël na ko li ma bëgg wax foofu mooy masque bi moment bi nga ko takkee mu di la protéger heure boo ci paree da nga ko war a tekki lem ko te boo koy lem partie intérieure bi na nga fexe ba bu mu feeñ nga jël partie extérieure bi lem ko proprement dit boo ko war a utiliser bu fekkee pare boo ci masque boobu noonu mais nekkul mode boo xam ne da nga koy wàcce di ko teg sa kaw lii demewul noonu loolu nag Sénégalais yi xamuñu ko bàyyiwuñu ko xel comme noonu nga ko waxee moo tax ñu di ko jël comme mode noonu mais en réalité ça ne se fait pas ça ne doit pas se faire masque c'est pour protection boo ci paree da nga ko war a teg dans un milieu wala sa paquet bi nga yor nga dugal ko ci pour dara bañ ko laal mais nekkul lu ñuy wàccee di ko def comme mode. waaw man de loolu li ma ci doole pour laaj la ko rek dafa nekk question boo xam ne peut-être yow sax du la intéressé maanaam proprement comme ndax sa compétence maanaam ci la sécurité. waaye dafa mel ne comme li nga waxee ne dafa mel ne Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne gis nañ nit ñi takk ñu ne nan takk masque gis nañ nit ñi raxasu nan raxasu waaye li nga xam ne tey jii moom mooy communication bi waroon na dem tey ci société pour xamal leen mbir mi dafa mel ne dafa des waaw xam nga communication bi li tax mu des mooy xam nga dafay am solo ci nit ki boo koy wax bàyyil nangam wala defal nangam nga di ko wax lu waral loolu xam nga sénégalais yi tey ñu ngi leen di wax raxasu leen mais nit ki dafay baax nga yee ko dëgg-dëgg ci lan mooy raxasu yaa ngi naan ko takkal masque il faut nga xamal ko luy masque ak lan mooy rôle am ba mu leer parce que gis nga li tax ñuy wax nit ki ne ko raxasul mooy microbe bi moment bi nga génnee jëm ci biti microbe bi mën na la takk fu nekk mën na takk sa dàll mën na takk sa yére mën na nekk sa loxo mën na nekk sa bopp fu nekk mën na fa nekk fu microbe bi mën di nekk ci sa yaram taxul nga am feebar bi ñuy wax coronavirus
parce que microbe bi ci boppam moom du bënn yaramu doomu aadama il ne peut pas traverser la peau mënul dugg ci yaramu doomu aadama lu dul dafa jaar ci porte ouverture yi fan dafa jaar sa bakkan da nga ko dugg sa bët da nga ko jaar sa gémmiñ pour mu doog a mën a dugg ci biir moo tax ñu ne la moment bi nga génnee comme c'est une maladie boo xam ne transmission bi respiratoire la na nga fexe ba masque bi nga protéger ko sa partie yooyu waaye sa loxo bi nga fexe ba parfois yi ñu daan def comme Sénégal li ñuy def léeg-léeg nga jël sa soccu di soccu wala ngay toxoñu wala ngay jël nangam sa loxo di ko yóbbu sa gémmiñ yooyu mënatul nekk boo xisee génn sa loxo bi mënatul laal sa partie yooyu noonu moo tax ñu lay exiger ne bis boo dikkaatee ci biir kër gi ba nga xam ne am nga possibilité sa loxo dem ci partie yi ma limoon sànq muy bët yi muy bakkan bi muy gémmiñ gi na nga fexe ba loxo bi na nga ko raxas même bu fekkoon dara taq na ci tamit loolu mënagula wàññi dara loolu dafa dem ci biir nga raxas ko ba mbañ dem ci biir loolu bu leeree ci bopp doomu aadama bi buy raxasu moom day xam lu tax muy raxasu buy takk masque day tax moo xam lu takk masque bi bu ko takkee tamit dina xam nan la koy takkee nan la koy tekkee fan la ko war mais yooyu dafay desee leer ci bopp doomu aadama yi raxasu leen takk leen masque takk leen nangam lu bëri boo defee reportage ci certains milieux yi dañ lay wax ne la ñoom la majeure partie takkuñu ko parce que bon ils ont des problèmes de situation wala nangam donc en réalité xamuñu non demal li nga wax. donc en réalité li ma bëgg a foofu mooy xamuñu danger bi nekk ci loolu nga xam ne si ñu ngi koy dund bisimilah. Bara xanaa nga intervenir ci internautes yi am na ñuy laajte ku ñu naan Bassirou Gueye nee na masque bi ñaata heure la war a am ak tamit ñaata fan lañ ko war a porter beneen bi ci des ku ñu naan Anna Gueye nee na comment les personnes décédées suite à une infection au coronavirus doivent-elles inhumer. waaw mooy ñaari donc lépp. waaw donc li mu njëkk a laaj mooy masque bi ñaata heure la war a am ak ñaata jour la war a am. waaw mooy première demande bi. mooy première demande bi donc xam nga masque bi proprement dit nit ki bu ko takkee rek man damay faral di wax ne sax en terme de durée du ma ci bëgg di jouer trop bu fekkoon suñuy matukaay may nañu ko damay wax ne sax ku jënd bu amee masque bi respecté normes yi jarul muy seet bu cher bi na xool bi nga xam si leer na ko ne mën na ko protéger mu takk ko. li gënoon mooy waxtu woo génnee dem ci milieu ñëwaat dugg si sa kër boo tekkee masque boobu nga bañ ko utiliser waat parce que génn bi nga génn dem ci benn milieu bu manti doon moo xam marché la wala fu manti doon moo xam te liggéeyukaay la ba nga ñëwaat microbe takk na ci wala takku ci dara wóoru la ci parce que microbe bi kenn mënu ko gis li gën mooy masque boobu booy génn nga bañ ko génnewaat nga utiliser beneen donc dans ce cas je jouerai pas trop sur la durée mais mooy utiliser naa ko benn yoon dem ci milieu bi ñëwaat waratuma ko jëfandikoo waat bu mënee nekk loolu mooy li gën bu fekkee dem na ba mooy matewu ko vraiment amuloo jafe-jafe am nga jafe-jafe pour loolu boo ko defee benn yoon ñaari yoon bu ko jëfandikoo ci donc loolu laay wax ci problème mu masque proprement dit ak durée bi. ki nga xamante ni maanaam mbas mi da koy yóbbu mu wuy ji boromam. nee na nan lañ ko war a. jëbalee boromam. xam nga feebar boo xam ne si ki ko am. tout ce qui est exportation yu génn ci biiram day yore microbe bi. muy buy dem ginnaaw kër da ciy génn. muy ci gémmiñam da ciy nekk. muy bu fekkee ne sëqat na wala dara da ciy nekk. day takk ci ay loxo bu fekkee loxo yi dem na ci foofu te loxo yi xam nga ne moom mooy lal après fépp ce qui veut dire que ne microbe bi kon mën nañ nekk fu nekk ci environnement li wër nit kooku noonu kon kooku bu demee ba génn àdduna dañ koy bàyyi ak le monde bi nga xam si mooy le milieu médical ñoom ñoo koy couvrir ñoo koy def ci kees ñooy def lépp li nga xam si moo ci wax benn contact direct boo xam ne dinañ ko may un patient analphabète boo xam ne xamul dara ci milieu boobu noonu duñ ko mën a may bañ nañ ko ba patient bi dañuy exiger bu fekkee am ngeen condition yooyu nañ ko def ci kees boo xam ne dañ koy fermer complètement ba kenn du ko laal ngir propagation maladie bi war a bañ a nekk comme ni ñu daan defee nag denc nga xam ne dañuy dem ca jàkka ja dajaloo ñu ñëpp julleendoo fa pare àndandoo ci cimetière waxuma la booba nekkatul danger bi ak ci génn àdduna waaye yéen ñooñu fay daje ci seen bopp mën ngeen transmettre maladie bi entre vous donc de ce fait ñi koy accompagner le minimum possible pour jullee ko accompagner dem yóbbu ko dafay doy sëkk jëlatu kenn di ci ànd loolu jamono dafay dox ba yegg foofu kon ñu bàyyi ko xel xam ne noonu la mën a demee mënul demee neneen lu dul noonu ci génn àdduna jullit nga wala ci chrétien nga bokk wala fu mu mën di doon li nga ko deseel mooy ñaan na nga ko ñaanal waaye gunge boobu nga koy gundee mënatul nekk ndax conditions yi moo ko permettre léegi man damay dellusiwaat tuuti ci masque yi parce que masque yi léeg-léeg sax dafa mel ni ñu koy jaay ci mbedd yi sax dañ koy jaay léeg-léeg ci mbedd yi foofu Sénégal dem ba ca aussi sax nit ñi di wax natal doo nattee dikk tekki du la jotul nga bàyyi keneen ñëw jël
mais loolu yow danger bi ci nekk fu mu ne nii yow comme professeur maanaam tey jii est-ce que normalement ñu sax du taxaw foofu jaay war nañoo jaay masque yi loolu moom bëgg naa defal ñu jaay waaw wala sax nga defal waaw noonu nga ko waxee noonu la amee mooy masque yi bu fekkoon comprendre nañ ko dëgg na war a demee ay spécialistes la ñu wut yoo xam ne si ñoom ñoo koy defal ñu ci en quantité indi ko jaay ko nit ñi ñu jënd ko kooku koy jaay ci mbedd mi ci boppam moom ci boppam il ne respecte pas les conditions parce que milieu bi mu nekk fan la mooy ci benn arrêt car nga koy romb parfois ci benn oto nga koy romb parfois ci marché nga koy romb moom germe yi ci boppam mën nañu dal ci kaw masque bi laataa mu koy jaay nit ñi donc kooku nekkul nit koo xam ne si moom moo ko war a jaay pire encore sa loxo nga koy jëlee boo koy jox ki nga koy jaay ci boobu am possibilité ne la day natt ba xam jot na ko wala jotu ko mu tegaat fa mais kon donc ça veut dire que ne loolu conditions yi moom dara luñ ci respecté amul. mais professeur est-ce que nekkul photo état parce que soo jàppee bitim réew. nit amul xel mu doy ak xalaat yor masque di ko jaay waxuma la sax nga nëbbatu sa kër mais yow mu leer la ni que mbedd mi man tey ma ñëwoon yor sama masque di taxaw munoo ma ni policier romb ma policier en civil wala ko bokk ci état bi munoo ma ni romb ma wala koo xamante ni médecin la munoo ne ni romb ma est-ce que kon du maanaam photo état moom loolu ñoom ci lañ bokk. waaw loolu moom njiit yi ci seen bopp kenn jiituwu leen ci parce que port de masque bi bañ ko dalee réclamer pour ñu def ko yàgg na nanguwuñ ko woon appliquer laa mën a wax ci gàttal wala ko jàppoon nañu c'était pas nécessaire tey la ñu dem ba gis ne mbir mi cas communautaire mi ngi bëgg a yokk mi ngi bëgg a nangam ñu doog a tàmbali ne kon bon dañuy jéem a fexe xool nuñ koy généraliser naa généraliser ay masque bis sàngam bu kenn génn sol masque bala nga koy wax nit da ngay jéem a xool nan ngay fexe ba nit ki am masque metti mu am masque bu normal yaakaar naa bu ngeen gisee li ñu sonne ci denrée yi ñuy séddale wala nangam loolu lu ko gën a tuuti fuuf buñ ko sonne woon ci defar masque yi du taxaw ñu defar ko parce que bu ñu xamee normes yi ba pare ñu ko confectionné ñàkkul ci réew mi fu ñu jaar ba désinfecté ko ba mu set def ko ci ay paquet ñàkkuñu ko loolu bu ci état taxawee war na mën a nekk tabu boobaa ku nekk gox boo mën di ne li ngay gisee ñu jël saakoy ceeb yi di ko séddale naan région sango am na noonu ngay gisee ñu jël paquet masque yi di ko yóbbu bu ñu demee jox ko des individus yoo xam ne ci xam nañu nit ñi ñëw jënd ci ko ñu jël ko mu yóbbu ko. wala ñu koy def social. boobaa mais bien sûr sur le plan social mën na nekk boobaa yaakaar naa masque bi lu mu cher 100 francs 200 francs mënu ko wees ci nit ki ci gàttal ni mu ko mën a waxee kon loolu défaillance la boo xam ne si au niveau de l'État am nañ ci part de responsabilité te bu ñu moytuwul masque bi ci boppam dafa war a nar a nekk bokk ci agent yi nga xam ne si ñooy véhiculer maladie bi parce que nit ki du ma ko jox loxo amul problème waaye maa ko nar a jox masque ki ma bañ a jox loxo ba pare ma di ko jox masque mais quelle est la différence jox loxo bi sax moo tax ne parce que loxo bi microbe bi même su fekkee transmettre naa ko ci loxoom la yem mais bu dee ci masque bi nag masque bi ci gémmiñam la ko jëmee kon loolu ci biir mbir la moo xam ne tamit faaw ñu bàyyi ci xel. léegi nag man nag sa professeur man damay xaw a dellusiwaat tuuti duggaat ci njàng mi ndax. comme pratique wax ci li ñuy wax la pratique. ndax ne li ñuy wax ni lépp mooy maanaam dafa mel ne njàngam Sénégal. dafa manqué li ñuy wax une pratique. surtout nag au niveau de la science. moom mooy comme science les sciences naturelles les comment dirais-je la physique et la chimie. moom ma la doon laaj léegi nan la mën a def pour rendre la science pratique parce que dafa mel ne théorie bi moom am na. te xale yi mën nañu jàng mën nañu def lépp waaye fi mu ne nii tey jii. pratique bi moom moo des lu bëree ba ci fi mu ne tey jii. masque yu sax am na nu mu doon demee. xale yi mën nañu jàng mën nañu koo jàng waaye fi mu ne nii pour pratiquer ko confectionner ko mën naa amul. ak yeneen yoo xamante ni bëri na Sénégal ndax labo yi. doo xam ne dooy xool bëriwul. est-ce que boobu ñoo commencé nag léegi di commencé ci établissement yi di dugal les labo yi ñu xale yi commencé ci pratiquer pour ñu mën a ko continuer waaw laal nga volet bu am solo bu mat a bàyyi xel mooy ne nit ki boo koy jàngal da nga koy jàngal xam-xam mais boo koy jàngal da nga koy jàngal métier. Université Cheikh Anta Diop boobu ngay wax ngay gis koo xam ne dafa jàng ba am licence wala maîtrise boo ko laajee loo mën la mënul dara. bu ñu ci département bu la neexee nga dem lettres modernes wala nga ñëw ci faculté des sciences sax parfois wala nga dem ci yenn faculté yi bu nit ki jàngee léegi dana jàng ba am licence wala maîtrise soo ko laajee danaan la mënul dara parce que jànguluñ ko dans le monde pratique mel ni métier mu mën a mën nga xam ne sax ñenn ñi bu ñu amee licence dañuy obligé dem dugg ci benn cycle ingénierat ci fenn pour jàng fa loo xam si lii lu pratique lay doon loolu suñu jafe-jafe bi gën a màgg ci université Cheikh Anta Diop tey mu la ñu dund loolu mooy li nga wax ni tey it nag loolu li koy waral mooy xam nga boo fàttali ko yaakaar naa ci ginnaaw amoon nañ ci jafe-jafe ci pièce de rechange bi waroon a rechange fële ci tuyau bi paanoon ci kër Momar Sarr
bu ngeen fàttalikoo toog nañu xaar jéem ay pexe mujjul nekk ba finalement dañu def commande pièce de rechange bi fan lañ ko jëlee France. bu ngeen fàttalikoo yàggul dara amoon nañ fi benn appareil bu amoon ay jafe-jafe chimiothérapie ñu amoon problème mu cancer. ba ñu jël suñu patients yi di leen yóbbu au Maroc pour ñu def fa seen dialyse ak chimiothérapie. te yooyu yëpp te boo xoolee ba ci biir ñun depuis 1960 am nañ indépendance. li ko waral mooy théorie bi moo bari ci njàng bi te théorie bi c'était un programme boo xam ne tubaab bi moo ko fi bàyyi woon jamono yam fi nekkee mais tamit il faut nit ñi di fàttaliku ne tubaab bi dafa am ndëgg sër gum ñu lalal goo xam ne ba léegi ñun dañ ko nangu di ci dox mooy dafa wax ne biñ demee ba colonisation jeex nañu fexe ba njàng biñ ñuy njàngal nañu fexe ba ñun nañu dépendre ñoom à chaque fois est-ce que xam nga ne à l'université Cheikh Anta Diop tey jii bëri na département yoo xam ne tey jii pour nga def fa benn thèse mu complète ba egg boo defee say recherche say analyse ba pare da nga koy envoyé en France ñu defal la analyse yi nga xaar résultat yi ñu doog a ñëw ngay doog a mën a continuer sa recherche ñu ngi dund loolu à l'université Cheikh Anta Diop laa ko parle ndax lan parce que matériaux yi nit ki war a soxla ngir def analyse yi sur le plan physique ci boppam amu fa ci état buy dund lu mel noonu bu ñu demee ba tey toll ci situation yu mel nii ci ngay doog a xamee ne ndekete ñun dañu dellul ginnaaw xam-xam ba moo tax suñu défaillance yu bëri tey jii gën a dellu ginnaaw ci côté boobu respirateur yi ngay dégg ñuy wax ak produit yi ngay dégg ñuy wax ak ñëpp waroon na fekk tey jii ñu def ko en masse mais nag nit ki boo koy jàngal métier day fekk nga waajal ko fu muy exercer métier moom bu paree li ma bëgg wax foofu mooy il nous faut des industries alimentaires il nous faut des industries dans la majeure partie des domaines pour que ñooñu bu ñu paree seen applicabilité ñu mën ko def exercer ci métier yooyu bu fekkee métier yooyu amul nag dafa dem ba yow da ngay ragal a sax former nit ki parce que boo paree amoo foo ko yóbbu alors que ñun à notre niveau ñu nekk dans un pays à reconstruire yaakaar naa su ma duggoon tuuti sur le milieu agricole gis ngeen ne ren bi ñu bayee ba pare li ëpp ci gerte gi dañ ko jël yóbbu ko bitim réew dégg ngeen chinois yi ni ñu ko jëlee yóbbu ko bitim réew te pourtant bu fekkoon am nañ fi ay industrie agricole yu doy tey jii loolu transformation bi ak huile d'arachide bi ci boppam kon tey dafay doy ci réew mi ba dañ koy jëndi ko yóbbu bitim réew te est-ce que xam ngeen ne sur le plan chimique laay wax de huile d'arachide mooy huile bi gën ci huile yi ñuy jëfandikoo jamono ji fii ci Sénégal nga xam ne liñ ci doon wax mooy aflatoxine boobu ci nekkoon nga xam ne ñun on a des preuves là-dessus que ne amoon na ci bûche de l'arachide bi boo ko yóbboo ci usine bi vite fait ñu dindi ko mu nekk huile bi gën ci huile yi mais mënuñu ko bénéficier wu ndax lan chinois yi dañ ko jël yóbbu ko bitim réew parce que ñoom xam nañ njariñ bi ci nekk te gis nga mbay mi liñ ciy sonn ak liñ ciy dugal ci liñ ciy injecté ci xaalis yëpp mënuñu amal njariñ lu dul produit yi ciy ñor bu ñu paree dañ koy transformer fii nga xam ne loolu mooy créer emploi parce que ay liggéeykat yu dul jeex ñoo ci nekk mais bu ñu paree tamit di ko dundee mu indi autosuffisance alimentaire Sénégal bokk na ci di ko gën a sonal laaw je vous parle mooy ñun ay produits brut la ñuy jënd ko yóbbu bitim réew gis nga même deru nag wala deru xar fii ci Sénégal tey jii amuñu industrie boo xam ne si mën na ko jël transformer ko defar ci sac di jaay ñi defar dàll wala nangam yaa leen di jaay alors que pot bi brut fii la jóge woon ñoom ñoo ko transformer ñëw jaayaat nga bu la neexee nga jël coton bu la neexee nga jël n'importe quel produit bu fi ñoree rawatina nag les produits yi nga xam si moom mooy produits yi ñu defaree ay jus tey jii fii ci Sénégal bu la neexee nga ne mango bu ñoree nañ ko yóbboo bitim réew bu la neexee nga ne buy bu la neexee nga wax beneen produit bu mu ci mën di nekk muy bisaab lu mu ci mën di doon industrie de transformation yi amu fi te yooyu métiers yu wér lañ waroon jàng université yi di ci dellu nga xam ne si tey jii lu ñu waroon a soxla tey lu bëri tey jii foofu la waroon jógee te loolu lépp comme ni nga ko waxee mooy problème lañu am ci jàng ay métiers mais théorie la ñuy def. mais professeur lan moo tax kon ñuy dippee naan université Cheikh Anta Diop bu Sénégal c'est le meilleur ci àdduna bi. bu ma déggee ñu ne c'est le meilleur day mooy ña fay nekk day man jàpp naa ne ci wàllu xam-xam ñàkkuñu xel ci gàttal ni ma ko mën a waxee. ay nit lañ ñu am xel waaye man li ma mën a wax mooy dañ leen borné loolu laa mën a wax tey dañ leen borné mooy seen capacité de réflexion dëgg fa mu waroon a mën a yegg tey yeggu fa. xam nga man su fekkee dama jaar département biologie animale ñëw département chimie tey mën naa la wax ne la université Cheikh Anta Diop travaux pratiques yi ma daan defal bi ma nekkee deuxième année bu fekkee amoon naa 12 manipulations yi ma daan defal tey jii mën naa ne tey manipulation yi ñuy def tey matul 8 li ko waral mooy da ngay ñëw ba war a def travaux pratiques ñu ne la matériel bi ci bopp amul boo ñëwoon dugg suñu labo yi tey jii nga xool ko yow mi nga xam ne sax xamoo ci dara laa wax de xamoo dara ci loolu boo xoolee da ngay xool rek xam ne fii li fi manqué dafa bëri trop
université tey jii pour ñu équiper fa benn laboratoire boo xam ne si tous ceux qui font la médecine tous ceux qui font la biologie tous ceux qui font la chimie ñoom ñëpp dañ fay mën a boole dafa daje tey jii def seen étude de recherche nga xam ne kenn du soxlaat jéggaani kenn laboratoire boobu amuñu ko nga xam ne tey jii kenn ku nekk nooy def man de am naa benn ménage bu ma bëgg a def benn synthèse ñu ne boo demee Dantec de amoon nañ benn machine boo xam ne boo ko yóbboo mën naa am ñu defal la analyse tel nga ñëw ñu ne la da ngay rang peut-être jour tel boo ñëwee mën na ñu may la nga def benn échantillon nga def échantillon boobu delluwaat bu fekkee produit bu baaxul da nga reprendre à zéro doo ko delluwaat war a am résultat pour combien de mois man fii laay gis ku envoyé résultat à l'université du moins en France wala dara di xaar résultat analyse pendant 1 an pour am résultat. te loo xam ne da ko jàng sur la théorie. dama ne loolu bu fekkoon am na sax appareil bi laa wax de da ngay am benn analyse boo xam ne si ça te prend même pas 24 heures bu fekkoon machine baa ngi fii nga toog 1 an di xaar résultat parce que produit bi dañ ko yóbbu à l'extérieur pour mu war a ñëwaat. ci kaw loolu 26 minutes après 22 heures si ki nga xam mi ngi soog a agsi ñu koy fàttali yaa ngi ci débat bi nga xamante ni ñu dalal le professeur Cheikh Lo ca Dakar ci par téléphone nekk professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ci département physique chimie moom mooy ganu kër gi tey ak Bara Konaté am loo xamante ni professeur Bara ma yónnee leen ko dafa am ko bind ni ki nga xam dafa am asthme ak allergie nee na kooku naka la mën a gérer pathologie bi jamono ji ci affaire ci coronavirus bi. Voilà donc dafa wax ki am asthme ak ki am lan nga wax encore. allergie loolu la bind. allergie voilà ki am allergie wala ki am asthme nan la mën a gérer feebar bi nga xam ne si ci la ñu nekk tey xam nga bu ñu waxee ki am asthme mooy souvent nit koo xam ne si parfois dafay am ay problèmes respiratoires. sànq rek ndeysaan maa ngi ci waxtaan ak sama benn xarit bu ma xam boo xam ne dafa am jafe-jafe ci problème sinusite mu ne ma man de jafe-jafe bi ma am mooy nan laa nar a def ba takk masque bi parce que parfois je suis obligé de sortir waaye su ma takkee masque bi damay seetlu ne daf may xaw a fatt parfois. ma ne ko yow masque bi ñu lay defaral du nekk masque boo xam ne dafay collé wu complètement ci sa bakkan parce que bu fekkee yéen a ngi xool am na masque yoo xam ne dafay prolongé wu ci kanamu nit ki xaw a gudd avant muy ñëwaat ci beneen côté bi. donc moom buy takk masque dañ koy exiger masque boobu lay takk tayit nag na fexe ba toile bi muy takk bu mu nekk bu fatt trop boo xam ne daf koy tere mu respirer. te kooku noonu tamit nag comme dafa am asthme. am problème allergie te ku wax allergie xam nañ ne dysfonctionnement génétique la boo xam ne dafa nekk ci nit ki. waaye am ay éléments yu nekk ci naturel yoo xam ne moom lay bañ. kon yooyu fa muy nekk na koy jéem di moytandiku le maximum possible parce que faaw mu bàyyiwaale xel ne feebar bi ci ay récepteurs am dëgg la am na ci yu nekk ci gorge bi am na ci yu nekk ci côlon bi mais surtout au niveau des alvéoles pulmonaires ci poumon bi doomu jàngoro bu duggee dafay jàpp foofu. ba tax na ñi am genre feebar yu mel noonu ñoom bu duggee peut-être bu yemee ci première phase bi wala deuxième bi mais bu eggee ci troisième phase bi nga xam ne dañu am problème de respiration ñoom ñooy gën a affaiblir ci côté boobu parce que ñoom seeni matukaay dafay teel a jeex. moo tax ñu mel noonu dañ leen di gën di soññ ñu gën di góorgóorlu ci prévention bi wàññi dem bi ak dikk bi ak toog bi di takk masque yi waaye tamit ñu jéem a surveiller seen bopp ba lépp luy permettre mbir mi dugg ci ñoom ñu moytandiku ko. mais professeur ndax ku mel noonu ki nga xam dafa am allergique maanaam di sëqat fu mu toll wala muy tisooli fu mu toll wala mu am asthme jékki-jékki toog ki wam pour mu mun na metti ci wàllu asthme bi ndax mun na ko indil jafe-jafe ak population bi maanaam jamono ji ak tamit maanaam li ñu naan mentalité sénégalaise wala africaine dafa doy waar. léegi lu am solo nga laaj mooy c'est un facteur social. dafa am sama benn ku ma jege koo xam ne dafa ma wax ne ma dafa dem marché. topp bi jékki-jékki rek sëqat mu ne bi ma sëqatee ñëpp dañuy tourné xool ma. Sénégal dafa dem ba tey boo nekkee ci benn milieu boo sëqatee rek jàpp nañ ne yaa problème te xam nga ñun fii Sénégal yaakaar naa soj moom dafa bokk ci suñuy feebar da nga fiy gis ku soj pendant 3 mois si maladie bi dañuy bëgg chronique ci moom defuñu sax am na ñoo xam defuñu ko sax feebar. jàpp nañu soj de feebar. donc nag nañu xam ne tamit nag lu mu métti nit ñi dañu am ay feebar yoo xam ne ñi ngi woon ak moom dañuy continuer dund ak moom. kenn mënul ne kenn du soj kenn mënul ne kenn du sëqat kenn noonu feebar bi sëqat bokk na ci manifestation yi mais nekkul sëqat proprement dit mais dañ ne la mal de gorge maanaam nit ki baatam ci boppam mooy mettitu baat boobu mooy dem ba indi sëqat mais ki baatam mettiwul amul jafe-jafe boobu amul fièvre sentirul benn douleur kooku sëqat bu normal la comme ni ngay tisoole ni ngay sëqate ni ngay nangam parce que c'est une réaction normale qui fait partie de l'individu nit ki sëqat dafa bokk ci li koy soulager pour respiration continue di am sur le plan religieux sax da nga gis ne nit ki bu tisoolee dañ ko wax ne ko waxal alhamdulilah rabbil alamin li tax mooy ñàkk a tisooli boobu noonu daf ko naroon indi jafe-jafe moom
li ko permettre ba mu tissu li nga xam ne fonctionnement interne la boo xam ne autorégulation la mais loolu dafa bokk ci nit ki loolu ci faaw ñu bàyyi ko xel. Bara ma bàyyi la sa technicien mi ngi ma naan dese nañ 10 minutes acca parce que professeur mi sa waay soxla nañ ko trop booy. dama koy utiliser sax delluwaat tuuti ci les labos yi man ndax dafa nekk loo xam ne lu ma intéressé la ndax pratiquement li mu ko waxee noonu dafa am solo. te d'ailleurs sax yow Ousmane loolu xam nga ko te moom xam naa ne peut-être xamaguma ndax ñëw na fii appliqué en Europe. waaye tey jii université yi ngay wax ne yu ci bëri dañoo nekk ci biir ay hôpitaux yi ci bëri dañuy am ay université te xale yi fi mu ne dañuy jàng. dañuy am la possibilité en même temps di exercer seen sur le plan médecine rek laay wax quoi. waaw médical waaw dañuy exercer directement ci kii ci biir hôpitaux yi. léegi mënoon wax foofu ci côté boobu ndax est-ce que loolu Sénégal waruñu cee mën a taxaw yéen ban xeex ngeen ci war a xeex parce que loolu yéen a ko war a gën a mën a orienter état bi ñoom ñu bàyyi seen xel parce que man dama gis ne Sénégal. am na comme par exemple ay produits yu bëri yoo xam ne war nañu ko mën a defal Sénégal. sur le plan dermatologie parce que ci wàllu maanaam xam nga ñun dañuy utiliser ay diw di ko diw suñu yaram. dañuy utiliser aussi li nga xam ne tey maanaam ci affaire chevelure la mooy ay diw di ko diw suñu bopp mu nekk ay produits yomb yoo xam ne tey jii. duñu amoon ay xale yi nga xam ne ñu ngi jàng. am labo yu yëpp mën na leen ko jàngal. ba ci aussi mango yi nga tudd noonu. ak orange yi seen der yooyu. mën nañ ko di ko transformer ay affaires yoo xam ne sont des produits chimiques est-ce que yooyu. pour leen ci gën a accentuer waxtaan ci ak état bi wala ki ko yor. ñu fexe ba defar labo yooyu. commencé ko ci lycée yi pour xale yi mën di ci bàyyi xel di ci liggéey aussi ba ci université pour mën a gën a mën a exercer wu. waaw xam nga li nga wax nii yaakaar naa man damay wax ne sax feebar bi rek doy na jàngat ci li nga wax nii feebar bi daf ñoo wan nañu dafa mel ne ndekete dañ doon naxante waaye kenn ku nekk war nga mën demal sa bopp. parce que ci feebar bi la ñu dem ba lu kenn musul xalaat ñu def ko mooy tëj suñu frontière ne ku dëkk États-Unis bu mu fi dugg si. ku dugg Europe bu mu fi dugg si ci réew yoo xam ne yow da nga daan fexe noo duggee nooy xëccute di dugg te mënul faa dugg. kon loolu moo lay wan ne fi mu toll nii tey Sénégal lu ñuy defar du nekk ñoo koy defaral suñu bopp. ndax tey kenn amatul jot daanaka pour jàppale kenn ci lu bari bari noonu nga ko waxee man yooyu nga lim sax ay exemple la yi ma lim ci ay exemple la rek waaye man li ma mën a wax mooy amul n'importe quel produit boo xam ne si ñun suñu góorgóorloo jaar fa ñu war a jaar mën nañ ko am lu mu ci mën di doon lu nekk problème mu xel la am nañu xel bi te domaine yi nga wax ni yëpp bu ci nekk boo demee bitim réew te ña koy piloté da nga ko fekk ay sénégalais. effectivement domaine bu mu ci mën doon boo nekk boo demee bitim réew di nga ko fekk ay sénégalais yoo xam ne si fii la ñu amee bac ñu may leen bourse ñu dem bitim réew xam nga danaa ko waxati ko xam nga la première faillite de l'État mooy lan nga mën a fexee ba réew mi nga nekk ñi nekk ci école publique bi privée bi nga jàngal leen pendant 13 ans ba ñu am baccalauréat bi ñu defee baccalauréat ba pare nga ne ñi ci am mention bien mention très bien mooy ñi gën a xarañ ci sama population dama leen di may bourse ñu jàngee bitim réew xam nga bu ñuy wax fuite des cerveaux wala esclavage ban doon bañ bu njëkk tey lii mu gën a doy waar. am na keneen ko fi waxoon ay jamono fii sax. ndax yow ñi gën a xarañ. am na ko fi wax li nga wax nii effectivement. dafa mel ni étudiants yi. état bi leen di yónni à l'extérieur ba pare bàyyi leen ak seen bopp. mooy li ngay wax nii bu fekkoon dafay yónni n'importe qui sax ngay tantan waaye Sénégal ku am mention très bien ku fi jàngee doo ko gis ku am bien wala assez bien ku fi jàngee rare lay doon. ñoom ñëpp dañ leen di may bourse njàng mooy maanaam ñi gënoon a xarañ ci lycée bi nga xam ne bu ñu ñëwee tey métiers yi gën a baax ñoo ko waroon exercer ñoom nga jël yóbbu leen bitim réew rare ñoo fi des léegi ñooñu bu ñu demee bu ñu paree foofa dañ leen di jëfandikoo ku ci ñëwaat par chance lay doon ñenn ñi tamit danañ ragal le milieu du travail ba duñu ñëw a dellu si waat donc noonu nga ko waxee université bi ay laboratoire yu équipé yoo xam ne étudiant bi bu fi duggee du yàkkamtee génn parce que li mu soxla lépp da ko fi fekk loolu la ñu waroon am nga xam ne tey di nga def sa cursus ba pare doo soxla un iota booy génn dem bitim réew wala pour qui que ce soit nga am métier mu bënn mu leer moo xam ne si lépp lu ñu soxla ci réew mi tey jii rek danañ am matukaay yoo xam ne si dañ ko mën a defar waaye bu demee ba Sénégal tey jii yére yi ñuy sol si boppam sax dañ koy jéggaani nga xam ne tey coton dafay ñoree ñu jël coton brut exporté ko à l'extérieur bu demee ba Sénégal tey jii dàll sax mënuñu ko defar sac mënuñu ko am produits yi fii ñoree nga xam ne c'est des produits alimentaires mënuñu ko transformer dundee ko lu ko waral mooy amuñu ay métier amuñu ay usines yu ko mën defar mais réew moomu fan lay mën a avancer. réew moom bu la neexee nga ne Italie wala France ñoom ñëpp bu la neexee nga wax industrie agroalimentaire li muy indi mobilier sax indiwu ko ci réew mi
ndax ñi développé ñëpp loolu moo leen développé loo ñun nag foofu lañu wàccee suñu bopp foofu la ñu yàq suñu bopp jël suñu mbir jëmale ko ci yeneen yoo xam ne si yii nii duñu jëmale fenn. professeur ñu ngi lay jaajëfal bu baax lan mooy say kàddu yu mujj ci émission bi. waaw Ousmane nga baal ma kon balaa professeur bi jeex dama yàggoon day développé te moo tax ma bàyyi ko. ok kenn du laaj sax waaye suggestion lay nekk rek ci loo xam ne tey dama ko yëkkati xool ko gis ko ci benn livre boo xam ne ñu ngi ko publié en 1981. 81 ki ko publié nekk ku ñuy wax Dean Koontz mu bind mu tuddee ko The Eyes of Darkness maanaam les yeux du ténèbre. mi ci doon wax paragraphe bi na xaw na gudd waaye dama koy wax complètement rek yow nga jàngatal ma ko ba xam yow noo ko gisee. parce que dane mi ngi ko bind en 81. parce que mu ne fii ci benn paragraphe en 2020 de plus en plus des gens porteront des masques chirurgicaux et des gants de caoutchouc en public par crainte d'une maladie ressemblant à la pneumonie qui s'attaquera à la fois aux poumons et aux bronches. Et en plus d'être extrêmement résistante à tout traitement, cette maladie s'avéra particulièrement déconcentrante quand, après avoir cheminé la panique au cours de l'hiver, elle semblera disparaître complètement avant de réapparaître à nouveau 10 ans plus tard, plongeant les scientifiques dans la confusion quant à son origine et son traitement loolu noonu ko mën a jàngal loo xam ne depuis 1981 ñëw fii nekk. waaw xam nga feebar bi moom yaakaar naa bi mu tàmbalee ba léegi ñu ngi def ay prévision ñu bari tamit di xalaat ne sax mbir la moo xam ne dañ ko créé ñeneen ñi tamit jàngat ci ne xañ na dañ ko bëgg a def pour vraiment nit ñi tamit gën a yeewu ci wàllum recherche gën ci góorgóorlu loolu peut-être man bu fekkee amaguma ay argument yu sûr pour wax ne dëgg loolu moo nekk tamit question la boo xam ne mi ngi sama bopp di ma xaar. parce que gis nga hypothèse bi may teg di ko teg te amaguma ci réponse te am naa ci sax lu xaw a leer tuuti mooy gis nga virus bi ci boppam. ñu di ko wax le coronavirus xam nañ ne virus bu ñu xam la ñëwoon na fi depuis 2002 infecté fi ay nit en Chine. mu ñëwaat fi en 2012 en Arabie Saoudite infecté fi encore ay nit. waaye bi ñëw 2002 ak bi ñëw 2012 am na différence bu njëkk bi mi ngi jaare woon ci chauve-souris ñu di ko wax njugub deuxième bi jaaroon na ci dromadaire bu ci nekk bi mu ñëwee dañu xam fu mu jaar waaye virus bu mujj bi li ci gën a doy waar mooy sur le plan génétique bi ñu demee ba xam nan la ak naka la ba léegi nii xamuñu ay mutation ci ban malal la ko jëlee ba ñëw ci nit ciblé woon nañ le serpent ça n'a pas marché ciblé woon nañu beneen animal bu ñuy wax pangolin en Chine ça n'a pas marché jusqu'à présent gisuñu ci ban mala la jógee ñëw ci nit te wér nañu ne virus bi mënul ñëw ci nit lu dafa am ci lu mu jaar ñëw ci nit mu nekk jafe-jafe gis nga bi ñu defee sur le plan génétique études yi gis nañu ne virus bi sur le plan génétique ak bi njëkkoon a ñëw en 2012 am nañu 75% de ressemblance 25% yi ci des moo doon jafe-jafe bi fan la ko jëlee ak fan la jëlee transformation ba am ko. bu fekkee yéen a ngi suivre actualité bi. le professeur Montagnier bi nga xam ne amoon prix Nobel en 2008. de médecine ci VIH. mi ngi démontré ne ndekete gènes yooyu desoon am na ci partie gènes yoo xam ne gis nañ ko ci virus bi nga xam ne si mën nañu wax VIH. beneen partie gènes yi gis nañ ko ci feebar bi nga xam ne si mooy Plasmodium falciparum bi joxe malaria di sibiru. mu déglu ci benn conclusion ne lan. kon ndekete virus bi di coronavirus Covid muy SARS-CoV bi ñëwoon en 2012 moom la ñuy jël def ko ci laboratoire doon ci def ay insertion sur le plan génétique muy lu ñu xam ñu ba jël ci ay gènes yoo xam ne dafa bokk ci ay VIH pour insérer ko ci ak yu bokk ci malaria pour insérer ko ci ngir doon ci jéem a créer benn vaccin contre le VIH. Comme le virus est un élément extrêmement petit qu'on ne voit pas à l'œil nu, le virus est parvenu à infecter quelques-uns ñi nekkoon ci laboratoire boobu noonu moo indi transmission bi moom hypothèse boobu la joxe ne kon c'était un cobaye de laboratoire moom virus bi ñu doon ci def ay manipulation ci biir manipulation yi ci la rëcc ba infecté kenn nit ci loolu la déparé mais nekkul ne kenn moo ko transmettre kenn parce que jusque là où je vous parle gisaguñu benn animal boo xam ne ci le virus bi jógee ñëwaguñ ci nit donc hypothèse boobu noonu tey bu demoon ba taxaw mooy wane ne kon dafa mel ne ñun ci suñuy jéem ci biir laboratoire ci la mbir mi rëccee ñëw ci nit thèse la boo xam ne si nag
mënaguma wax ne moom moo am à 100% mais ça me paraît extrêmement logique. kon nag xam naa da nga ciy xalaat rek comme wax dëgg yàlla. exactement nañu nga xalaat ci dans le futur ñun tim ñu xalaat yi parce que vraiment man tim nekk loo xam ne jaaxal na ma trop ba ma ko gisee. mu mel na ma daal saltige yi la ma jox yoo xam ne vraiment. mais nag kontaan nañ bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci li nga fiy bàyyi ndax argumenté nga ko ci li nga xam ne moom lañ ci soxla woon. wax dëgg yàlla xam-xam wàcc na di la sant bu baax di la gërëm vraiment. di yaakaar ne aussi dans le futur dana mën a dajawaat aussi waxtaan ci la rajo DMZ ñu ngi lay gërëm bu baax di turu rek. waaw donc maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit ci opportunité bi ngeen ma may ba lenn ci loo xam si mi ngi woon ci ñun ñu mën ko divulguer ngir population bi mën ko jariñoo. dinañ remercier ci initiative bi am solo yi nga xam si yéen a ngi koy tënk saa su nekk comme noonu nga ko waxee rek xañ na du ñàkk jëm jamono. dinañ ñëwaat ci yeneen point xañ na bu boobaa dina fekk ñu pare ci feebar bi di coronavirus. macha allah bay def évaluation nekk ci yeneen ñi ngi ñaan tamit yàlla na borom bi def mu jóge fi nu mu gën a gaawee te sàmm leen àll yéen tamit jàppandi seen liggéey. merci beaucoup li nga wax yàlla na la yàlla dégg ba beneen émission bi na nekk évaluation ci kàttanu suñu borom. incha allah jërëjëf monsieur Lo ñu ngi lay jaajëfal ak corps professeur bu université Cheikh Anta Diop jërë ngeen jëf. merci beaucoup. merci beaucoup mbokk yi jàngeen jëf jamono yi may wax ak yéen 22h41 di leen jox dig daje suba incha allah rabi ñu ànd ak Pape Ladjike Diouf foofu ca Canada moom tamit nekk docteur nekk koo xamante ni màcc ci wàllu drogue suba ñu waxtaanee wàllu drogue lan moo waral nit di drogué wu drogue lan lay def ci doomu aadama te drogue nekkul rek li nga xam moom la ñuy fóon wala moom la ñuy utiliser drogue mun na nekk loo xamante ni lu dem ba mën doomu aadama bi la loolu incha allah. suba benn professeur boo xamante ni di docteur clinique foofu ca Canada incha allah rabbi suba à partir de 20h30 fii ci Italie lay daal di doon 14h30 foofu noonu ca Canada ak Pape Ladjike Diouf incha allah rabbi moom mooy ganu kër gi ak Baara Konaati mbokki jàngeen jëf ñu fanaan jàmm adama incha allah bonne nuit. Did you